noflaay sumba rek mu xëpp yére yi set lool te du bàyyi fenn benn tâche aji dafay dundal sa yaram bi te dafay sàmm sa teint bi foo jaar ñu lay xool saabu aji moo saabu aji le savon à l'huile coco saabu aji jekk baax te neexate saabu aji sakkan gaawul jee saabu aji setal amu si moro saabu aji jigéen góor mag ak xale saabu aji moom la jeeg ci tamu ñëpp ñoo koy laale aji sama diwlin premium mooy diw bi gën a baax lool gën lool toggal lu la saf safal lu la neex premium sunu àndandoo bu wóor bi moo tax ñu togg lu gën a neex diwlin premium mooy diw bi bees gën a baax te piire sell na te wóor na ak premium dangay togg lu la neex di saaf ba mu doore te amul dara ci cholestérol moom la jeeg yi taamu ak diwlin premium ñëppay togg plat yu neex ñëpp di ko bëggee ànd ak appétit premium daal mooy meilleur premium diwlin bi baax togg yi gën a neex premium diwlin bi ñu gënal rahmaan rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yeeg xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jox ku ci nekk ci yéen wàccuwaayam di leen sant di leen gërëm ci ànd ak kóolu teg yi ngeen am ci télévision Futur Média nuyu bu baax a baax kilifa diine yeeg kilifa aada yi ñaanal leen yàlla ñu yàgg fi lool te mu ànd ak wér macha allah mu bañ am nag benn feebar bu nu waxee feebar sunu xel day dem ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi yal na yàlla wéral leen te bañ a tëral kenn acteur de la santé itam yal na yàlla sàmmal nu leen bu baax a baax saa su ne nag bu nu toogee fii sunu xel dafay dem ci ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw fekkee waral njàmbat ku ne ci àdduna ku ne di nga ñam ci fii am mooy nattu yeeg bànneex yeeg yépp daal ñu jël lépp teg ko sunu loxo boroom te ñaanal ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison yi yàlla muccal leen te bañ fa dugalati kenn macha allah nattu du wees moo tax it dinañu toog itam bàyyi xel ñi nga xam ne dañoo nekk ci tiis bés bi ñu toogee fii jàkkaarloo ak yéen di ñaan yàlla yal na yàlla seddal loxoom bu baax a baax ñaanal sunu wasila yi ñaanal sunu wayjur yi yal na yàlla yóbbu leen ca aljana yi gën a kawe macha allah sunu wasila yi yal na yàlla taas ñu ci seen barke yóbbu leen ca aljana yi gën a kawe bu du doon liim du nu pare waaye ñoom ñépp ngi sunu xol macha allah ñuy saxoo rek xanaa di topp li xam ne moom la ñu bàyyil ndax nu ñu koy waxee rek mat naa bàyyi ci réew ñu ngi nuyu bu baax a baax ajaratu Mami Linguère Diop di nuyu Ndoye Bane di leen fàttali ni seen émission wareef ngeen jàkkaar lool saa su ne nag muy am ci télévision Futur Média 14h30 jëm 15h30 incha allah di leen wax ni itam thème bi ñuy waxtaanee thème la bu soxal ñëpp xam naa ko dana soxal njaayeen ni soxal njóobeen ni soxal koo xam ne rek yaa ngi yeewoo fii ci Sénégal ku yàlla may kër ak ku yàlla mayul kër xam nga ne location bi cher na lool à qui la faute ndax dañuy jiiñante ñii dañ naan lii tax mu am lii tax mu am te bu ñu fàttalikoo tuuti
dellu ca gannaaw gis nañ ne location bi dañ ko wàññi woon ñu daal di avancé tollu ci tey gis nañ ñenn ñi jot nañu sax génne ñoo xam ne dañ leen a loué woon ñenn ñi yokkaat nañu seen ay loyer lan la ñu war a def lan la consommateur yi war a def loolu mooy li nga xam ne rek mooy nekk waxtaan bi Adja Linguère maa ngi lay jox kaddu gi. wallaay wallaay nuyu bu baax jërëjëf ñu ngi lay wax la ne sañse nga macha allah. def yére taw rek xam nga li ñuy wax naan mag bu deewee daaw lu mu defoon daaw ba dee bu dekkee da koy ba comme damaa tawte démb futti yére bi sànni ci oto bi jël beneen sol. tawte bi na yem ci yow. te gaawoo wér moo tax nag tey nag. ma ne xaar rek ma sol bi nga xam ne bu tawtee moom xam nga. tame grillage la man daal ni ki démb laa xam ne ndekete toog jàkkaarloog yéen a gën toog ci plateau bii. waaw parce que mos naa loolu de xaw ma lu ma ciy ñëw teg nag bu ca kanam da ngay ree ba dagg xam nga man dama ko mos trop. def sa xataan gowe puus rido yi tëdd nànk jàkkaarloog yéen yal na leen yàlla fay bismillah tarkalla yal na leen yàlla daal am nañu dund bànneex daal tarkalla yàlla na yàgg kon dañuy ñëw rek door nañ daan dooreeti neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaari tey ëllëg sama maam yàlla na mag neen son Mandela te koy jëloore di ziyaar mbooleem kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal sunu soppe ba sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokk leeram taas mu ci barkeem noonu lañ ci ñaanalee ka nga xamante ne daa baaxoon ba adduna bi yëpp nangu ne daa baax muy maam Abdoul Aziz Dabakh moom itam yàlla na yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem wallaay réew mi nam nañ la waaye heure bu réew mi jaxasoo bu ñu dégloo la woon fukki at ak nangam ca gannaaw day mel ne yaa ngi ci sunu biir maam te yaa ngi ci sunu biir waaye noonu la ñuy ñaanalee yaay diggéen itam mu dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ziyaar mbooleem kilifa diine kilifa aada yi ndax yéenay kenn mbaar mi ñun bu ñu nelaw yéen a ngi ci der bi te jàmmi réew mi rek leen fa bàyyi li nga wax rek a ci nekk di waxtaanee loo xamante ne day lépp ñëpp lu ne ku ne nga ca ndax kenn mënta waat ne musuma koo ñam ba ca tey ka nga xam ne ma nga cay dàq di ko dugal ca poosam di ca ëree ay nit di leen ca toroxal wallaay mus na caa jaar ba ci président de la république mus na caa jaar premier ministre mus na caa jaar député ba jaar na ci kullu ku nekk ci réew mi rek wala ci àdduna rek jaar nga ci location xëy na kay da di ne bootaay bu ci wees rek jekk te xëy na nit ki day fàttee nañu ko ngembee démb mooy tax muy toroxal kañu ngemb tey waaye kenn ku ci nekk boo fàttalikoo fa nga ca jaaroon mu metti war ngaa mën a yërëm ki ci tool tey te xam ne ku nekk rek da ngay ñaan génn ci jàmm ak salaam bismillah jërëjëf Adja Linguère bailleurs yi ak ñi nga xam ne ñoo leen luwe dafa mel ni daal léegi saay duñu xarit Ndoye Bane salaamaaleykum. jaajëf Eva ñu ngi lay ziar tey dama soj corona wu ma rek pour su ma testilee ki corona démb ñëwul woon ki corona démb ñëwul woon tawte bi ma tawte démb nag moo tax ma xaw a soj sinon su ma fi testilee classe Babacar gi attan nañ man ma xam nga yow kay li mu la yekk yëpp nga mënta wax ci télé bi man maa fekkee parce que Babacar li ma ko mën a wax yëpp xajul ci émission bi wóorul quoi tuumaal damay bañ Sénéra ñëw da nga koo tuumaal démb nag ne Babacar dafa am kër may ko xale bu jigéen c'est ça voilà lu leer laa la wax Babacar yàgg nañ koo génne location ci président locataire yi moo ko daan sowee waaw xam nga yooyu moo am kër may ko xale bu jigéen waaw wërsëgu xale bu jigéen bi la dee leen may jigéen yi kër jaadu na waaye mën di jaar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di jaar sunu xalifa ba sëriñ Mansour Cissé ca Pire ak sëriñ Maodo Cissé di leen jaal sunu porte parole boobu porte parole ki famille Cissé ca Pire di sëriñ Habib Cissé moom mi nga xam ne dafa wàññiku démb ñu koy jaal famille Cissé bi yëpp ak waa Pire sañu xoor gi yëpp di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana dañ ko démb ca Pire di Serigne Abib Cissé di jaar kilifa ya fa ne yëpp soxna Eva di jaar sunu gan gi soxna sëñ Elimane Sall di jiite daal ñun ñi nga xam ne dañoo loué tey bëgg a dee mooy sunu président li tax bu ñu nee loué rek ñu ne tey bëgg a dee loué kay yal na nga loué ci jàmm dëkk ci jàmm nekk ka nga xam ne mooy sa bailleur ci jàmm loolu la ñuy ñaan à la base salaamaaleykum Seydi Sall soxna Eva maa ngi leen di nuyu kenn ku ci ne ci turam ak santam di nuyu sama njaatige fii ci émission bi muy Ndoye Bane ndax Pire googu samay maam fa lañ dëkk waaw ndax sama wàllu yaay ay Ndoye lañ sant waa Pire lañ kon maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo safoo wareef di ko seetaan dëgg la soxna Eva luyaas moom boo ko tuddee rek fiitu ñu bëri day rëcc moo taxoon nag ñu ne situation yu mel noonu bu amee mu am ay rapport entre ku fort ak ku néew doole baax na citoyen bu nekk ca wàll ba mu féete mu ne lan laa war a mën a def pour dimbali ñi néew doole waaw loolu nag moo taxoon ñu sos suñu association bi nag li ko tax a jóg mooy conseil orientation et assistance tout simplement bu locataire nekkee ci yoon parce que encore une fois li ñuy fàtte mooy borom kër gi ak locataire bi yëpp
ay sénégalais lañ ay consommateurs lañ. c'est vrai donc ñoom ñëpp ñoo bokk réew mi képp koo xamante ni nii am nga doole bëgg koo jëfee ci kaw ki nga xam ne moo néew doole. war na am ñoo xam ne dinañ taxaw alerter même bu ñu amul doole yi esté en justice. ñu taxaw aviser autorités yi bu jaree sax ñu dem ci yoon. ñu dem ci dimbali ñi nga xam ne ñoo néew doole te ñu nar leen a xañ seen àq ak seen yelleef. loolu daal moom moo tax a jóg association bi ñu ngi ciy def liñ ci mën nag di ci bay suñu waar ak ñeneen ñoo xam ne xëy na dalal nga leen fi te di nga leen dalalaat. loolu daal moo ñu tax a jóg. di leen gërëm di leen sant aussi ci liggéey bu rafet bi parce que lii aussi moom la sénégalais yi soxla. jërëjëf ñu ngi nuyu Momar Ndaw Askosen ne démb rek ñu ngi jàkkaarloog moom di ko seetaan ak bànneex bu bëri ci leeral yi nga xam ne leeral na ko jëm ci wàllu location. Sall bu ma la doon laaj justice kan la njëkk a protégé lan nga may wax. ndax ci waxtaanu couloir. dañuy wax ni dafa mel ni justice ñi mu gën a dooleel mooy ñi nga xam ne ñoo loué. dëgg la waaw justice boo koy seet locataire bi la gën a protégé. mais ci kaw buy fay. waaw parce que bu fekkee da nga ñëw signer contrat. waaw nga jël kër Ndoye Bane nga ne ko chaque le 5 dinaa la fay 200 000. dëgg la. justice mu ngi lay protéger bu fekkee contrat ba nga signé ak Ndoye Bane. yaa ngi wàccoo ak moom. mais bis boo paree wàccoo contrat bi nga signé ak Ndoye Bane. justice mënatu laa protéger. waaw kay. moo tax ba ñun pratiquement ku ñëw am problème li ñu lay njëkk a laaj mooy. am sa quittance dernier mois bi nga fay. dëgg la. waaw léeg-léeg nag jamono dab nit. dëgg la ndax tey ci Covid bi xëj na dinañ ci ñëw. gis nañ ñu bëri ñoo xam ne fa ñu dëkkoon daanaka dëkk nañ fa plus de 10 ans musuñu tardé benn weer. mais bi Covid bi ñëwee ak ay problème am. ñenn ñi nekk en chômage technique ñi ci des ñàkk seen liggéey tey Maître Sakho defe naa ne Ndoye jot na wax ak moom mooy vice président bi li mu yore ci ay dossiers yoo xam ne ñu ngi nekk en instance kenn xamul lu mu toll. ñoom maître ma soxna kan ñu bëri dañ leen di solliciter ñu ngi leen di nuyu bu baax voilà donc mu nekk loo xam ne lu doy waar la loo xamante ni nii locataire bi il a tous les droits. parce que tey bu fekkee xas nañ la louer kër. waaw daanaka borom kër ga moom jox na la lépp luy droit ci kër gi tant que yaa ngi koy fay di wàccoo ak li nga xam ne moo nekk ci contrat ba te defoo fa lu yoon di tere. foofu aussi il faut ñu leer parce que mënuloo louer kër jàmbur. signé ci contrat bi ne da nga fay dëkk ak sa njaboot di fa def loo xam ne dafa wàccook yoon bu boobaa borom kër gi bu demee ci yoon dañ lay génne lu mel ne tapage nocturne lu mel ne prostitution lu mel ne yeneen yu nga xam ne wàccoowul ak yoon donc loolu moom il faut que locataires yi xam ko bu fekkee am nga tous les droits da ngay def say devoirs yi mooy wàccoo ak contrat bi nga xam ne signé nga ko ak borom kër gi loolu daal mooy en gros li nga xam ne mën nañ ko wax ci protection locataire en que mu ngi fay pour nga mën koo génne c'est extrêmement difficile day jafe waaw mais bu fayul nag benn weer rek bu ko fayul soo ko joxee assignation maanaam nga dem ci huissier mu bindal la këyit bu wane ne moom fayul su demee juge bi day constater rek ne fayul expulsé donc sa droit yaa ngi koy mën a am ci kaw nga wàccoog li nga xam ne moom nga signé ci contrat wàccoog yoon c'est ça Ndoye Bane waaw des fois nag locataires yi tooñ. waaw des fois nag locataires yi nga jox leen seen kër ñu yàq ko. mais ñun li ñu gën a. ak locataire yu naan dëkkuma fii dama koy fay donc du ma defar. waaw du ma defar man buubu moom mooy waddal sama xol. non nit ko xam ne du sama kër jàmbur la du ma ko defar te fa ngay nelaw di fa yeewu. kooku boo demoon këram itam porcherie nga fay fekk. voilà c'est ça. nit ki moom fa mu dëkk ak la mu yor. na mu ko traité boo duggee ci biir xolam bi noonu loolu waaw moo xam donc dañ la koo loué moo xam dañ la koo abal. fa nga dëkk fa ngay yeew fa lay seet fa lay ñëw. dëgg kon boog da nga ko war a defar ba mu baax. mais li gën a tax man li ma gën a yitteel ci mbir mi mooy. aywa bismillah. loi bi am na fi. nit ñaa ngi koy coow te terewul tey la location bi gën a cher. gën a ban taxawaay ngeen ci am. waaw taxawaay bi weesuwul lu dul parce que ci commission biñ doon wàññi mbiru loyer yi yàlla defoon na ñu bokk ci. li tax mu cher d'abord mooy respecté wuñ normes yi dañoo bàyyi borom kër gi ak locataire bi ñuy contracter librement. te yoon daf fi teg loo xamante ni normalement bu fekkee nit ki dafa yor këram war koo louer. dafa cee war a tënku moom la ñuy wax surface corrigée maanaam bu fekkee da nga may louer espace dañuy mesurer espace bi xool ci zone bi mu nekk xool la nga dépensé ci tabax bi. loolu yëpp expert immobilier moo koy def. daal di ne nag kër gi lii la war a jar su ko defee yow booy louer nit ki ci contrat bi da nga ciy annexé justificatif u prix bi.
maanaam loué naa la kër gi 150 000 lii ak lii ak lii moo tax ndax sama kër ci booru géej la ne ndax sama kër c'est accessible ndax sama kër def naa fa luxe boo xam ne permettre na ma def ci prix bii. yooyu yëpp surface corrigée yi dañ koy jël en compte. léegi nag bu loolu amee locataire bi dina xool ne lii kat expert immobilier moo évalué prix bi kon tegu na ci yoon su ko defee dinañ mën ne kii kat prix mi tegu na ci yoon mais bu fekkente ne da nga ñëw tey da ngay jëw benn poxus gu ndaw ñu ne la 60 000 benn néeg wala 80 000 gis naa ko ci zone yoo xam ne benn néeg. bu ànd ak salle de bain 80 000. kooku appartement jarta wax te ki la koy loué en général du la wax fan la teg njëg gi léegi nag li am problème mooy bu fekkee man damaa nekk ci nawet wala man ak sama njaboot ñu nekk ci situation bu metti amuñu fu ñu dugg loo ma wax damay d'accord su ma duggee ba ci biir fay benn weer ñaari weer am ay jafe-jafe commencé door dàqe ñuy yéeg di wàcc le temps que ma dajale waat parce que am na ñoo xam ne xëj na ñoom lay défendre mais am na ci ñoo xam ne avance ak caution la ñuy yor rek bu ñu dëkkee ci kër ba mu am ay 6 mois wala dara ñu dem mais loolu àq la xam nga tamit dafa am loi li ñuy wax l'esprit et la lettre bu fekkee dañu tëral loi bi danaan nii lañ ko wax toxukat newul ci jàmm de diri bagage di dem am na ñu ko jaral ak a jafe xam nga ñi gàmmoog ñi ras boo demee tey ci assureur yi dañ la wax ne la booy toxu rek xaw ma naka lañ koy waxatee yàqu da nga amul looy perte toxu ñaari yoon ci at meeg lakk leeyam mais am na ñu ko jaral ndax daanaka da ngay gis ku dëkk ci kër fay ñaari weer commencé di yéeg a ko wàcc ak borom kër gi ba mu traîneel ko sachant que loi daf la protéger parce que bu fekkee da nga jaboot même bu ñu ordonné sa expulsion suñu ñëwee sax di la génn si boo nee damay demander référé sur difficulté rek procédure bi yàlla bu xale yi di jàng ci mu ngoog teguwaat na ci suuf am na ñoo xam ne noonu lañ koy dóor dàqee di ko dóor dàqee mais yooyu tim àq la parce que nit ki tim bu fekkee dafa tabax këram xamoo ndax moom la muy jot da ciy dundal njabootam xamoo ndax dafa liggéey ba retraité war a fay donc engagement yi mu jël xaj na foofa la ko def waaye itam beneen côté mooy bu fekkoonte ne oyofal nañ ko ba mu jàppandi locataire bi dina mën di fay ci teyu bakkanam mais bu fekkente ne da nga ñëw voilà c'est ça parce que loo xamante ni tegoo ko ci yoon tënkuwul ci yoon booy def da ngay def lu raisonnable mu tuut tey teew moo gën mu bëri te doo njëgub Bambey mami Linguère waaw mu ngoog macha allah njëgub Bambey gii mu tëjee nii damaa neex lool tuut tey teew loolu njëgub Bambey mooy njëgub Bambey waaw day tuut tey teew xam nga Eva yanub conteneur di dox doomu aadama attanu ko te ku sa bëgg-bëgg teew lii fatt bët du fa bàyyi am xel nit ki bu sañoon buy dem day dem ci sagoom man pour man amul benn gor su bëgg a taxaw ñu ne la fay ma wala ñu fëgg sa buntu kër fekk sa njaboot toog huissier taxaw ne la dama lay génne pour man amul benn gor bu ko bëgg mais dafa am loo tàmbalee sànq nga ne dafay xeexu borom doole ak néew ji doole ñaari weñu tolloo dayo bu ñu àndandoo ne tëll mbir yu ba ngay dégg ak weñ gu tolloo wut ak morom ja bu ñu dajee mbir yu ba ngay dégg du bokk xeex boo gis dafa war a am arbitre mais arbitre bi ci boppam moom lañ dul gis ci moment ba ñu ko soxlawee wala li ma wax monsieur Momar Ndaw dem mooy que dañu jiital charrette bi bëgg a jël fas bi mu topp ci dawin bi dafay ñaaw def naa nangam bu mu tax ñuy yuuxu rek yëkkati benn loi rek teg ndax ñun Sénégal mbambax dañuy yóbbaale ñu daa topp ci loi boobu non président wàññi na location bi ki nga xamante ne moom dafa jàpp ne moom location bi moom mooy àdduna wam moom ci location bi la fas yéenee teddee ci la fas yéenee teral lépp lu ko wër ndaxte liñ ci def dara jubu ci moom dafay dem daal di reculer daal di wutiwaat yeneen i xalaat fekk na loi ba demagul fa mu war a dem eggagul fa mu war a egg ci diggante boobu moom teg na fi yeneen i xalaatam yoo xamante ne nii ñëw na parce que nag li nga wax sànq kii gàmmoo kii raas dem soo ko dàqee fi saay-saay boo ko dàqee fi mu wuti pax feneen li nga wax itam ba tey mooy que waruñu louer nit ki ci benn façon bi su fekkente ne da nga louer kër jàmbur ba pare li taxoon nga louer ko muy dëkkuwaay nga bëgg ko transformer def ko liggéeyukaay wala bu fekkente ne da nga ko transformer def ko leneen mais attends fii borom bailleur da lay louer nga dëkk ci biir kër gi nekk nit ku baax mu wër ko ne yow nit ku baax nga mu gis ñoo xamante ne dañuy def naka sudul noonu mu leer ko nañ mais nañuy fay téeméeri junni yow nga yem ci 200 000 mais da leen di fat nañuy tapage nocturne nañuy yàq kër gi
nañuy dugal ak a génne nañuy dem bay entraîner sa njaboot ñoom ci li ñuy def. am na fi xeet woo xamante ne fu ñu luyee fu nekk seeni machine lañ fay dóor di trafiquer compte jàmbur yi di def leneen borom kër yi tey fat leen moo leen gënal fat Penda Njaay wala Ngoone Jóob wala fat Jóob cil maka parce que kooku dafa am lu mu mën a fayee te kooku balaa weer dee mu fay mais bu fekkente ne nag yow xaalis rek at mi kay lay fay moom at mi lay fay moom parce que dëkkam ba mu dëkk amul location par weer ñoom par at ngay jël kër fu mel ne Nigéria fu mel ne Afrique du Sud fu mel ne feneen ak feneen Abidjan sax commencé nañ léegi ci 6 mois mais seen koppar ak seen am moo toll foofu soo yoree askan wu néew doole da ngay jël yenn mesures yi teg ci mais nit ki mënul ñàkk dëkkuwaay parce que kenn mënul fanaan ci mbedd doomu aadama su demee ba fanaan ci mbedd mooy que xelam nekkatu fa bu ko defee nag buñ ñu jëlee bàyyee ñu ak bailleur yi te ñun amaguñu kër amaguñu leneen bailleur bi aussi danaan mais ñi naa leen ratt bailleur yi am yërmande fii ci réew mi dañ leen di wàññi dama ne porox ndoox yi ñoo ci ëpp ñoom ngay dëkkal di leen fay 100 ans xëy benn bis yàlla ñëw ko nattoom ñu mel ni musuñu laa xam nga dëkk ci seen kër di defar su miir xoosoo nga peinture su karu tilimee nga jënd sa kii dindi ba mu set di defar chaise anglaise bu yàqu doo leen ko laaj moustiquaire bu yàqu doo leen ko laaj leneen doo leen ko laaj ñu nekk ak yow ci jàmm ndax ne yaa ngi fay gis nga bis boo xëyee am nattu ñetti fan mu mel ni musuñu la xam dootuñu teew dañ lay yónnee ndaw téléphone dootuñu la ko nangoo jël wala numéro privé la ñuy am di la harceler wala nag yàlla nag boo ci nag nit luy la ba pare dëkk ci kaw nga dëkk ci suuf non boobu moom waa këram dinañ la mbugal moo xamante ne dañuy fàtte ne seen baay ñàkk a mat lay tax mu luyee bëri na ci ñoo luyaas bu jotee seen jabar moo tax ñu génne leen mais pour ñëwaat nga ni bari na ci ñoo xam ni par exemple nga luye ci kër borom kër gi dëkk fa boo xasee joteeg soxnaam moom da nga koy abal xool toutes les procédures possibles pour mën la génne waaye dootoo dëkk ci kër gi bu lay doomam tooñee itam doonte yaa ngi fay amoo dëgg ndax ay doomam lañ seen bàyyi tabax bâtiment bi voilà ñun boo xoolee lii soxna Mami di wax bi ñuy def loi bi ko président Macky Sall di def parce que déjà daf ko promettroon ba muy campagne mu ñëw jëmmal ko parce que quoi qu'on puisse dire courage la am foofu bi mu koy jëmmal parce que ñu bëri jaar nañ fi jël tegaat courage boobu nag ça n'a pas été suivi d'effet effet yi mooy parce que benn suba teel xëy na ñu wax ñu la baisse du prix du loyer au Sénégal a démarré. mais qu'en est-il exactement parce que fi ñu toll nii. gis nañ ne yëf yi amaat na beneen coppite. dafa gën a sax xam nga lu tax. lu tax mooy bi loi bi juddoo rek. borom kër yi dañu jàpp ne dañoo wàññ seen loxo. parce que am na ci ñu naan Macky Sall tabaxaluma sama kër. du wàññi sama kër. parce que bi ma koy liggéey di ci sonn. dëgg moom xaw ma fu mu nekkoon. mais ñooñu xaj na dañoo comprendre parce que bi ñu demee bi ñuy recevoir ñu koy jox rapport. waaw li mu njëkk a wax mooy ana bailleur yi parce que boobu amaguñu woon benn représentation boo xam ne. ñoom dinañ mën a ànd ci ñiy déposer rapport bi. waaw donc kooku sóoraale na ñaari côté yëpp. mais li amoon solo ci loi bi mooy. demoon na ba toll foo xam ne am na ku ko wax sànq boo yenoo lu diis. dootuñu xaar dañuy ñëw yenni la rapidement parce que mënatoo dox boo moytuwul da ngay daanu te loyer eggoon na foo xam ne d'ailleurs ma ngi fay waaj a demaat. bu ñu dem na fa ba pare bu ñu deful woon loolu. waaw dem na fa ba pare kenn dootul parce que vie bi cherté bi yëpp booy xool nit ki li muy am ci weer bi li ci loyer di jël daanaka la cay des. ak lekk mi ak lekk bi day taqale. donc ñu dem ba président daal ne comme nit ñi dañuy jël contrat yi di ko def. selon leur libre consentement te kuy chercher profit toujours li gën a bëri rek ngay seet mu ne comme basé wuñ ko ci loi parce que da nga waroon def surface corrigée teg ko ci yoon normalement yaa ngi doon gagné loo xam ne c'est illégal. boo ko waree woon a louer 100 000 daan ko louer 250 000 pendant des années dañ la war a redresser. waxi surface corrigée boobu ngay wax surface corrigée boobu balaa nit ki di louer la war a xool moom ci boppam lan la am droit wu louer loolu la. waaw mooy borom kër gi ci boppam. moo war a def balaa mu lay jox kër moom mu def loolu def ko ci këyit tënk ko boole ko contrat bi jox la ko su ko defee yow di nga xam njëgg fam te ko. dégg nañ mais ñu bëri duñ ko def. ñu bëri tey ñu moom xanaa 10% loolu moom. ñu ngi mësuñu ko gis ci bu ñuy signé contrat ak bailleur. loolu doo ko gis moo lay wan ne kon légalité bi. ñi ko respecté bëriwul. mais tim légalité pour nga mën koo respecter. souvent il faut que nga sentir kenn ku nekk ci sa ginnaaw di la respecter loolu la loi.
mais suivi bi dafa des boo xoolee loi bi lu bëri ñu ngi naan baax naag baaxul mais loi bu baax définitivement amul loi dañ koy teg di ko joyanti suñ ko appliqué benn durée ñu joyanti waat xool failles yi parce que failles yi nga xam ne borom kër yi moom lañ utiliser loi bi daf leen ko permettre da ngay ñëw ñu ne bon man damay appliquer baisse bi 29% nga ñëw appliquer ko borom kër gi ne la waaw bu toogee ab diir ñëw ne la dama soxla sama kër dama ciy dëkk parce que yoon daf ko permettre moom bu ciy dëkk mu génne la mais da lay jox délai 6 mois yoon daf ko permettre bu fekkee day toj comme su ci dëkkul itam am nga droit poursuivre ko ci yoon mu ne la dama lay génne pour nangam bu fekkee def nga constat gis ne la mu la waxoon woon ni na am nga itam droit topp ko ci yoon mais soxna Eva problème bi ñu gën a am mooy tey bu fekkee daf ne la sama jarbaat moo ciy dëkk parce que daf ne moom wala ascendant direct bu fekkente ne daf ne la bokkam moo ciy dëkk waaw yow nga génn gis ne daf ko loué waaw da nga war a ñëwaat ak huissier c'est vrai nga constaté ne daf ko loué koo xam ne du mbokkam mais souvent problème bi ñuy am mooy naka la ñuy établir lien de parenté bi borom kër gi ak kee am parce que souvent ki loué du bëgg a dévoiler lien de parenté yi am te itam Sall il faut être vraiment procédurier pour que nga nangu yooyu démarche bàyyi sa liggéey ba nga war a liggéey suba teel dem topp borom kër ga la luwe woon ñu bëri loolu leen ani ndaw sa moom lam jar xam nga yéen itam c'est pas de tout man sax Eva li ma ko bëgg a laaj mooy waaw ndax ku ñaari guy kepp ràpp tal ngaa wëllax ndiku di njambaan nga ni ku ñaari guy kepp ràpp ndax tal ngaa wëllax ndiku di njambaan noo muccee da ngay ut yaakaar naa ne far wu ne siiwa mucc talta baas après 9 mois xam nga nit ki dafay am ci lu mu nekk waaw kuttu mbëtt wowu damm da cay xaj man mënumaa boole fa may liggéeyee fayuñu ma lu mat loola kenn du ci wax ma boole jóge sama dëkk ñëw yàlla teg ma njaboot ma yor leen fii lu dee ci ñoom maa ko war a rey ma bëgg a boole samay coonay àdduna samay métiti àdduna di góor dugg naa ci foo ayee tey ba àttanatuma jabar yi ma yor ba mënatuma leen a dëkkal ma jël samay yenn jabar bàyyi leen ak seen bopp ñuy luwewaan di fayal seen bopp jabar ja moom mbalaxum yuur la boromam xel a koy fecc moom dañu siiwa mucc ndax moom xam na ne lañ ko yen attanu ko waaye ma nga naan nu ma bët yee di gisee muy lijjanti loolu est-ce que kooku buñ ko génnee ci kër mu war a wuti fu mu duggaat war a wuti fu mu inscrire daat ay doomam ñu war a jàng war a commencé waat di miinaat koñ bu bees di xoolaat déplacement pour jotaat barabu liggéeyu kaayam ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen li ko war a dal lépp est-ce que kooku dina tal dem naan waaye yow salaamaaleykum yow kër gii yumpaañi maami nday wujjum nijaayam bii dëkk ci kër gii ak maami bàjjani bayeer ba moom lu nu bokk doo ab jotam gis nga réew mii danoo mën procédure ak i wax yoo xamante ne ñoom ñi koy wax amuñu jot gi ba ñun ñu koy def loo ñuy am jot gi man bawal métti su Kajoor ak bawal bu toll ne man boo ma wutloo jee këyit rey nga ma këyit li muy bari carte d'identité laa ci wut ak passeport ak permis bi may dawalee donc boo ma toppaloo di ma wax ay procédure ay surface corrigée ay leneen ak leneen beneen bi ci topp bailleur yëpp jëlee nañ seen kër yi ci agence yi ñoo ko yoral seen bopp ndax ku nga ŋàpp di naan ngelaw du bàyyi ruy bu saf suukar ak meew kooku de day fekk agence ba du ñoom juróomi junni ya agence ba di jël ñoom da leen a tiital tellement que dañu bëgg ñoom lépp ñu aaki moo ko ba tax na contrat sax mën nga ko bañ a gis mën nañ la sax bañ a signer contrat dugg ci kër guñ la signer contrat tam non Eva mbir mi tolluwaay la gis nga tamit nañuy fekk tolluwaay la maa la dégg ak jàmm gannaaw boo demee ci yoon ay këyit la lay laaj na nga fexe ba yooyu këyit tege sa loxo moo xam lu waa yeewu 2000 la moo xam lu waa yeewu 5000 la jamono moo toll foofu doo dox dara ci àndut ak këyit li ngeen dëgg la bay boo nu génnee la di la dugal agence yi c'est bien xam nga bu njëkkoon nit ñi dañ daan ba ñuy nekk célibataire di kii courtier yi xawoon nañ ñoo rey fi mu ni agence yi fi nekk agence yi lañ tañee courtier yi bariwul du ñëpp nag mais escroc ñoom dañuy gën a sonal population bi agence bi borom kër gi day laaj 2 mois agence bi teg ci 2 mois c'est des escrocs ñoom ñëpp bari nañ ci suñ dee 10 agence yi ci bari ay ani caméra bi mënoo tey jii Alioune Diagne jege si sa caméra man maa tabax sama kër man maa moom sama kër di ko louer 100 000 francs soxla ci ñaari weer waaw benn agence gis may tabax mu ñëw seet si ma ñëwal ni ma waaw kër gi mën nga ci am léegi lii waaw 4 mois la ñuy laaj defe ko ni ñoom ñooy ñu ci bari ñoom ñooy dem ci bailleur bi détourné ko
laaj loo yokk ko nangam ndax kër gi nangam ñu yokk ko utal la ay këyit léegi nag ñun la génn ci rek ñun dina la utal client borom kër gi génn ci ni la yow faire jox ñu benn numéro contrat chaque fin de mois ñu verser la sa xaalis borom kër gi yoonam nekku ci maanaam di ci def ñoom moom yoonam nekku ci day toog chaque fin de mois daal na ko agence bi verser xaalis léegi nag agence bi joxam mooy jàpp di muucu deretu population bi c'est que dañoo war a def audit ci agence yi ci dëkk bi gis nga lii di agence lii di loolu li ñuy jënd ci pour oto yi agence assurance yooyu noonu dañ cee war a def audit parce que ak population bi loolu da leen a sonal oto ngay yor jënd sa assurance def accident assurance ba nga ciy topp du la fay dara du da nga war a tem assurance xam nga temoon naa ci ba sa waay dama ci jàppale mais xoolal affaire la boo xam ne nit ñi dañ koy bàyyi ku jóg ut sa pantre tudde ko agence courtier yi ci dëkk bi daan taxaw ci bopp koñ bi léegi ñoom ñëpp a yor ay agence dëgg la depuis dañuy complot agence yi di lekk population état bi moo war a jóg wax ci lii nii beneen bi mooy maanaam anarchie am na ba ñu ciy joxe jànk naan agence la ñu boo amee problème ak jànk ba dañ la naan ñoom xamaluñu ko dara te beneen affaire ak gënga location bi nit ñi dañ koo xool nii rek di ko xeet li naan sëb la lëkka bën ga ci biir dañuy indi ci population bi maanaam retour maanaam tenks la booy dóor ci miir mu dël sa kaw bal buy bon de jëlal ki ci ligne bi ak maa xam tenks bal tenks moo tax xale neex xam nga lan moo ci problème dem na xam nga lan moo ci problème ci feegu góoru Sénégal ñoom fase jabar da leen a yomb te kenn waxu leen dara da ngay sëy jigéen sëy ak moom fukki at ak juróom am ak moom juróomi doom wallaay at mu ne doom xëy suba fase ko ndaw soosu yi ndayam dee na baayam dee na mënta dellu fa mu jóge woon ak juróomi doomam yow ku góor gi nga dem takk beneen jabar ku jigéen ki di wuti fu mu nekk ak ay njabootam day dem luwe ji dëgg la mais su amul lu mu fayee nu muy def dañ koy génne am na ci ñoo xam dañuy dugg ci lakk sudul noonu pour fay seen location boobu am na ñoo xam ne seen doom yi ku ci am ay doomi mag seen doomi mag yooyu dañuy dem dugg def na ko sudul noonu pour bañ fayal seen yaay pour bañ seen yaay nekk maanaam Ndoye Bane location bi li mu ëmb dafa garaaw xam nga li nga wax lu ma ci téye ndekete yoo Evatra bu ñàkkee yar ci boppam dana am ñeneen ñoo xam ne ñàkk yaru Evatra dana lor ñooñu ñëpp di dee lor bu ci non c'est que ñàkk loo fay gis nga Evatra affaire bi du ñàkk fay ak yooyu noonu am na leneen yu nekk ay conséquences yu garaaw waaw par ricochet am na ñu ciy gaañu nañu jël ki ci ligne bi non allo salaamaaleykum madame Ndour maa ngi lay nuyu yow itam ak sa waa régie allo salaamaaleykum maaleykum salaam mbokk mi ñu ngi lay nuyu bu baax maa ngi leen di fay bismillah ci wareef di leen sant alhamdulilah di nuyu Ndoye Bane très bien ñu lay fay di nuyu mami ñu ngi lay fay jërëjëf di leen wax ne man Espagne laa nekk Espagne laa nekk waaye Espagne damaa nekk père de famille boo xamante ne foo nekk Espagne waaw Paris wala Espagne Espagne aywa bismillah yow rek la ñuy déglu nga wàññi sa télé waay man kay mën naa koo fay sax ay jaf fay ko nu déglu la dañ la dul dégg bu baax fay naa ko yéen a yaa ngi may dégg waaw faible na waaye xëy na Alioune dinañu ci dimbali fay naa ko dama am problème boo xamante ne problème bu garaaw bu métti bu ma métti waaw yow la ñu dama nekk fii ci Espagne dama soxla nekk Sénégal ma am ak moom juróom-benni doom mais dafa xëy rek di ma créer ay problème ba xëy ni ma mayoo sama baat ndeysaan yaa ngi may dégg maa ngi lay déglu bu baax maa ngi lay déglu kañ nga fi gën mu ñaan ma baat ci biir ñaan baat gi nee na wooy yaayam mooy ki nga xamante daal moom waaw moom la jël comme kii
dafa may ñaan baat. mais kañ nga fi gëj yow. am na moom juróom-benni doom. ki ci gën a tuuti am na 10 ans. laaj ko kañ la fi gëj. kañ nga fi gëj. gëj naa fi nag léegi war na am 5 ans. yow koy yaa tooñ. waa léegi da ngay jël suñu numéro téléphone ak madame Ndour Mia. moo tooñ sa numéro lay jël. waa nga ni moo tooñ. mais naka nga yoree jabar bàyyi ko fii bàyyi ko juróomi at pour lan. waaw. mais ab tool soo fa gëjee gaa yi ruur ko kenn du ko xeebal soxla ne ñu ngi ci soo fa gëjee gaa yi ruur ko ab tool da nga fay dem. munoo takk doomi jàmbur bàyyi ko fi juróomi at toog di wut xaalis tout il faut choisir la femme ou le travail da ngay war di laal fee di laal fii mais juróomi at nga bàyyi ko fi mel ni di wax mel ni dañ laa tooñ na ma jéggal mais munoo takk xaalis ab tool da nga fay dem. d'accord très bien. Ndoye Bane jërëjëf. du thème bi waaye xam ngeen ne wareef da dul xeebal kenn soxlaam ne looloo tax yàlla teg ñu fi macha allah. ñu ngi woon ci waxu. loi yi Eva dafa laal lu am solo. déglu ma waa ji laay dolli dañ ni la. soo sa jëkkër su la fi bàyyee. toog juróomi at soo muñee ba mënu doo koo muñ na nga ko ñaan baat. soo mu elle a été honnête pour man ci waxi ndaw. waaw mani ñu continuer loolu lépp ci location bi la bokk. gis nga lu yàlla bari doy na. location da bari. balaa muy dem ci invité dafa wax mu ne. ndax ne est-ce que du problème mu mbir. ñàkk yaru nit wala ñàkk tënku ci li nga war a tënku. est-ce que maanaam danaa ñàkk yar ba man ndekete du yem ca man dong. waaw gis nga ñàkk jubadi gi tamit. ak anarchie gi am ci ni ñuy bàyyee nit ñi ñuy dem ak seen sago ci li ñu yor. ñuy jël seen alal di ko xeexee ñi nga xam ne amuñu te mënuñu ko ñàkk bañ a wuti. Ndoye dafa laal fu am solo. heure bu egsee foofu dama ko ci delloo njukkal man namm supp du ma tax a ngénte ku wasinul ndax namu ma aayoon nen ne maa nga ci ak benn ca sama kër. mais dafa laal sànq fu am solo dafa wax mu ne. jigéen ji nga xam ne xalangu na dafa sëy ba tas ñu bàyyi ko ak boppam te góoru Sénégal lu bees bàmmeel rek lañ ciy bañ te ñeneen ñi lu ànd ak doomam almet rek lañ ciy jënd. ma gis ci Ndoye mus ci régler benn problème boo xamante ne ba ma demee ba ci biir problème boobu Eva daf may indil jàngatu àdduna bu rëy. mooy que ndeke nit a ngi def dara bul ko critiquer bul ko reprocher lenn li xaaral ba xam sëbba la ko bënn. xale bu jigéen ba dafa tas. moo tax ma ne ñu bàyyi di émettre ay jugement ñu bàyyee ko ak ay doomam. mu dem ba gis ne bu ay doomam xiifee bay jooy ñu bëgg koo génne. mu génn ci mbedd mi. dem wuuti lu mu am. ñëw jox ay doomam ñu lekk doonte digaluñ ko kenn. mu luy jëppal gi. mu dem ba taseeg Ndoye Bane la mu ko defal mooy ay serpillière ak siwo la ko jëndal kooku dem na tey ba mi ngi. déedéet muy fabeere. c'est bien dem na ba tey mu ngi embauché ñeneen mu ngi sant yàlla foofu laa ci yem ndax dañ koy ñaanal mu yokku mu war la ne que ne tey ci location boobu ñuy xeeb mbënd mi wax naa la que ne dem na bañ ëmbal ci ay doomi jàmbur ak leneen ak leneen ak leneen ci école yi ñu leen yóbbu woon am nañu fa jëlee ay feebar am nañu ci seen adduna yàqu location bi itam am na ñoo xamante ne mi ngi yàq seen adduna parce que bu ñu la génne sa jabar jël ay bagage am sànni te yow mi jëkkër ji nga am problème mën na tas sa sëy mën na indi leneen. sa jabar mën na dem uti sa doom mën na dem uti naka su dul noonu. jërëjëf Linguère merci yëpp beaucoup nañ ko sóoraale. nattu day bette. nattu day bette. loo am mën ngaa xëy nekk ci jafe-jafe. engagé wu dara signé contrat ñu teg charte nga teg charte ngeen ànd ci xëy nattu bett la waaye ci biir loolu am na ñoo xam ne bu ñu jël këru million xam nañ ne mënuñu koo fay. bu ñu dee jël këru juróom benn fukki junni xam nañ ne mënuñu koo fay. bu ñu dee jël këru ñeent fukki junni xam nañ ne mënuñu koo fay. kon yow doo jóge ci ay problème ndax nee nañu am na koo xam ne du jóge ci problème mooy kan mooy kii tooñ ki ko mën. doo jóge ci problème boobu tam mami dañ ko ciy dugal parce que c'est un fait qui est là et qui existe. bu weesee loolu am na yu bari yoo xam ne ku ci nekk doo jóge ci problème. waaw kuy jëmbat mboob doo jóge ci problème. dana ko waral yi kuy def aaw boo am fase ko doo jóge ci problème. taaw boo jur génne ko doo jóge ci problème. tooñ ku la mën dëkkee dooy. jooy dëkkee toji ndaa bari xandeer waaye dootu am foo defum ndox. jërëjëf Diop. ay ca sàll ñu delloo la kàddu gi. kii nga xam ne day jël loo xam ne mënu ko àttanu ko. defe naa ne dinay dugal ci boppam ci problème tout le temps. parce que weer ak weer. ni ma la ko waxee sànq bu fekkente ne toog nga benn weer fayoo rek. dëgg la suñ la yóbboo ci yoon dañ lay génne. foofu ti ma préciser fa que ni am na ñoo xam ne daanaka bu ñu leen indilee kayitu huissier rek dañuy tiit. dëgg la. duñ ko nangoo jël
bërki démb am na ku ñu woo ne dañ koo indil kayitu huissier mu bañ koo jël. sama genre gi ñoom maître Joséphine Kambé rek laa ragal. léegi nañ ci yàlla musal. problème bi ci am foofu mooy. waaw bu fekkee jëloo kayitu huissier bi. ak ñoom maître Mintou Boy. waaw te fekk assignation la. waaw dañ koy delloo dañ naan kii lim fayul moo tax jëlu ko. dëgg la suñ ko delloowee en général dañ lay juger sa ginnaaw par défaut expulsé la te yëgoo ko. parce que teewuloo. merci léegi su fekkente ne toog nga di xaar da ngay jekki-jekki rek ñu indi ordonnance d'expulsion bu boobaa. man du ma wuyu gi. voilà décision de justice daanu na. donc kuñ jox assignation na jël. parce que dañ naan la bés sàngam nañ tase tribunal pour nga wax lu tax fayoo ma. dëgg la. soo expliqué juge bi day déglu. maa la ko wax déglu borom kër gi su fekkee da ngaa jara expulsé mu expulsé la su fekkee waruñ la expulsé da lay bàyyiwaat tegaat la ci say droit donc këyit ñun dañu am problème ak këyit da ngay gis ko dëkk kër nit. daanaka li ngay fay chaque weer duñ la bindal reçu. bu neexee borom kër gi mu ne toog nga 5 mois fayoo ma. su fekkee honnêtul waaw boo demee yoon këyit la xam danaan la yow nee nga fay nga lan moo koy prouver. doo ko prouver léegi ñu wax. affaire agence immobilière yi. xam nga agence yi dañ ko réglementé woon ba 1994 ci lañ ko libéraliser. mais avant libéraliser mooy bu fekkente da nga am registre de commerce am yenn kayit yi rek mën nga ubbi agence di exercer dañ ko libéraliser. mais avant pour nga mën a ubbi agence il faut nga am li ñuy wax carte professionnelle. carte professionnelle boobu il faut nga recruter ci biir agence bi koo xam ne. am na maîtrise en sciences économiques wala droit au moins am na yenn connaissance yi. il faut nga am benn fonds boo xam ne da nga ko daan déposer ci caisse de dépôt et consignation. est-ce que boobu gënul woon. moo gënoon pourquoi parce que su fekkente ne tey ñun mës nañ ñu woo y a 1 an Guédiawaye benn agence xam nga boo ubbee sa agence rek defar ko bureau yu rafet. nit ñi bu ñu fa duggee dañ lay wóolu. fekk ay dóorkat lañ léegi ñooñu ñëw. versé fa ñii seen i avance caution ay 2 mois 3 mois 2 mois 3 mois mu leen di wan kër yoo xam ne dans 2 semaines la ñuy dugg. dañoo xëy ñëw fekk agence ba dara nekku fa. bare na fi de. mu laal li ba dem. waa ji jël na xaalis boobu yëpp bu ko dem. gis nañ fi agence yoo xam ne aussi ay nit nekk nañ bitim réew. di leen verser ay millions. ñu leen di wan ay terrain. ñu liggéey ba bëgg a dee seen dund yëpp. ci procès la mujj. loolu aussi contribué wul ci luy faciliter. nit ki jóge ci luyaas am këram parce que nit ki loué aussi ñaan na yàlla am këram donc agence yi dañ ko war a réglementer waat parce que léegi ku amatul loo def pratiquement soo demee ba kii rek jaaxle da ngay ut benn kiosque wala benn garage def agence nangam ubbi sa agence def kiosque ka bari ab tableau ngay daaj ko ci poto bi ci koñ mu ngoog donc détournement yu bëri loolu la te li ndooy wax dëgg la am na ci ñu professionnel nag mais am na ci ñoo xam ne daanaka moom bërki démb non pas ce matin am na ku ñu woo ne ñu ki koy indil kayitu huissier ca agence ba lay liggéeyee mooy ñëw di fayeeku si c'est paradoxal parce que naka la agent de recouvrement wu agence immobilière di yore kayitu huissier di ko indil locataire. li ma ci bëgg a dégg mooy frais d'assignation yooyu bu paree kon ca keesu agence ba lay dugaat. de toute façon moom nee na ki koy fayeeku si luyaas di liggéeyee ca agence ba moo indi kayit ba. mooy indi kayit ba di leen ko jox fi mu ne système bi mooy léeg-léeg dañuy ñëw assignation bi duñ la ko indil dañuy def semblant ne jox nañ la ko téye ko bu fekkente ne datu jugement ba jot na. ñu dem ne da nga bañ a ñëw yow de bonne foi yaa ngi toog jàpp ne am dara amul da ngay jékki-jékki rek ñu expulsé la yooyu yëpp am na. agence yi ñoo koy def mais oui. yenn agence yi loolu la ñuy def mais mbirum agence yi nag xam naa bu ñu il faut ñu réglementer ko leen nañ ko wax ci kaw. il faut Ida Dieng ñu ngi la fiy laajte. beneen bi aussi mooy loyer. góori Penda Gumbala blocage même sur le plan économique. tey boo xoolee ñaata société ñoo tëj. tegal loxo ma jël ñaata école bi très bien. salaamaaleykum mami jël ka. allo salaamaaleykum. allo. Eva na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax boo yokkee sa baat mu gën kàddu gi. ñu ngi leen di ziyaara bu baax di rafetlu émission. jërëjëf. soxna Mami ñu ngi lay ziyaara. maa ngi lay delloo ziyaara bu baax di rafetlu émission bi. jërëjëf ndeysaan. di ziyaara Mamadou Bane moomu. waaw da ngeen laal benn point boo xam ne dama ko dund mooy ci wàllu assurance yi.
sëñ Baara Kebe la maa ngi jégalu sax ci ñàkk a présenté wu. sëñ Baara ñu ngi lay ziar assurance yi jàpp naa ne dañu cee war a waxtaan bu baax a baax. état bi war nañ ci dimbali parce que itam. bari na borom yi oto yoo xam ne ñi ngi dagg assurance waaye dañuy dagg assurance ngir bañ police jàpp leen laaj leen ndax am ngeen assurance waa war a dégg. waaye dagguñu assurance ngir bëgg a assurer seen oto ndax xam na ne assurance bi ñuy dagg assuré woon seen oto amul kenn koo xam ne yor nga oto bu mu mën a doon xëy na sax nga bokk ci état ci. très bien moom mi ngi indi déjà xalaatam ci wàllu assurance. ñu ngi nuyu directrice su NCAV madame Rama Ndiaye Cheikh. ñu ngi koy ziar ñooñu il faut nga woo leen ñu toog fii ñu waxtaan ak ñoom. bi kay ñu déglu ah. nit ñi comme ni ko waxee xam naa danañ ci def thème. nit ñi dañuy ma joxaat la kàddu gars yi dañuy takk masque pour bañ policiers yi jàpp leen. dañuy dagg assurance pour bañ policiers yi jàpp leen. gars yi dañuy dem ci agence. maanaam ci suuf amul dara. voilà dañuy dem ci agence pour outil location pour am. mais suñu mënoon a gis borom kër gi mu luye leen moo leen gënal dem agence. parce que agence yi ñu bari dañuy escroquer nit ñi. ma bàyyi la am na foo nekkoon. waaw mooy bu fekkente ne dañu dem ci réew fu mel ne Dakar. ba lu nit am investir ko ci immobilier. waaw dootuñu ubbi ay société dootuñu ubbi benn infrastructure boo xam ne mën na recruter ay nit ñu liggéey. tey par exemple boo defee sa bâtiment doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan. da ngay toog rek di encaisser te ñu ci bëri. li tax état bi war a jël question bi en charge mooy dafa am évasion fiscale maanaam ndooy mën na tabax immeuble ne à usage d'habitation d'accord blanchiment bu rëy a ngi ci voilà li mu waroon a fay fisc bi fekkeew ma de li mu waroon a fay fiscalité waaw du ko fay alors que da koy louer par exemple ngay louer kër doo ko déclarer à usage de location te amuñu ay démembrement ak ressources humaines yu doy yoo xam ne dans tous les quartiers dinañ mën a wàcc def le contrôle qu'il faut ba xam kër yiy loué dans chaque quartier tey boo demoon ci mairie yi. nga ne maire bi ñaata kër ñooy loué ci sa quartier. du la ko wax xam ko maire bi daa xam ñaata kër ne ci kër. mu ngoog léegi soxna Eva. benn maire mënu laa wax fii Sénégal fii nii ñaata kër ñoo nekk ci sa maire bi. loolu posé woon na problème bi président bëggee dimbale locataires yi ci période Covid bi. waaw mais boo dégagé fonds noo koy séddale. xamoo ko amuñu base de données. ani fonds boobu. non en fait mujjuñ ko dégager parce que noo koy joxe. parce que locataire dañu toog ay weer liggéey boo koy jox waaw dégg naa la nga ci doon wax def. voilà mais jamono bii ñu toll moom contentieux yi bëri na. wax dëgg yàlla bëri na trop parce que teniruñu compte ci ni dëkk bi mel. am na benn waay jafe-jafe yi daf ma am na ñoo xam ne jaay lañu sant ñoom dañoo njubur rek. daanaka daf ma doon gëdd. di ngeen def dara parce que ñun sonn nañ. ndeysaan yéen a ngi ne yéen a ngi fii teewal locataires yi te ñu ngi ñuy bëgg a rey ñun Covid bi yàq na suñu liggéey. ma ne ko waa sëñ bi defal ndànk. ñu ngi ñuy persécuter mais xam nga loolu yëpp mooy manque d'organisation. mais président dañu woon nañ arrêté mesure d'expulsion. waaw mais xam nga loolu ak loi d'habilitation bi dafa jeex parce que président dañ ko joxoon cëru. mu mën a décider. à la place de l'Assemblée et au nom de tous les Sénégalais. mais loolu bi loi d'habilitation bi jeexee. mesure boobu day ànd ak loi d'habilitation. waaw léegi kon kay Sall xuloo boobu dafa nekkoon en stand-by kon léegi kii nañ ko de. moo tax nag dafa accumulé wu nañ ko de. parce que tey gars yi dañoo armé wu woon di xaar pour que 3 mois yi jeex pour que ñu jóg. et puis greffier yi boole grève. boole ci bu fàtte ne actuellement bi ñu jëlaatee. waaw dañu tëbaat tëb mu gën a sori. maanaam. ndax nag ku la abal cin faaw mu déglu saw xooñin. fi mu ne dañoo taxaw ne bala ngaa dugg sama kër danga may jox bulletin de salaire. fii ñi fiy liggéey te amuñu bulletin de salaire sax ñoo ëpp ñi fiy liggéey te am ko waaye ñi liggéeyul nag ñi nga xam ne dañuy taqale ak ñi nga xam ne seen wërsëg ñoom ci seen bopp xamuñu sax fu muy jógee suñu borom ma leen di suturaal ñu taxaw di ma laaj man sama bulletin de salaire pour jox ma seen kër. yow man ku jël tey sama bulletin de salaire fekk balaa weer bi jeex man jaay naa sama xaalis. ajuma bi passé ci journal bi am na reportage boo xam ne wax nañ ci man ak Maître Massokhna ci benn seen collègue bu doon def reportage ci bulletin de salaire yi. Sall tegal loxo ci bulletin de salaire faaw ñu jël public bi. parce que ñoom itam daf leen a soxal salaamaaleykum. allo. oui salaamaaleykum. waaleykum salaam. na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax. ça va alhamdulilah. bisimilah ñu ngi lay déglu ci wareef. waaw en fait bon man damay oote juste pour intervenir rapidement ci problématique bi ngeen soulever. dëgg la. dafa nekk problématique bu complexe loolu moom xam naa benn émission bi du ci doy. dëgg la parce que dafa bëri ay taar dafa bëri ay problèmes yoo xamante ne
en fait man gis naa plus ou moins ci man nekk naa locataire nekk naa bailleur. c'est vrai donc damay wax des deux côtés. waaw bi ma nekkee locataire c'était beaucoup plus facile ci man pour ma critiquer bailleurs yi. bi ma nekkee bailleur c'était aussi facile pour man ma critiquer yenn bailleurs yi parce que gis naa ni ñuy doxale mais damay comprendre daal comme jaar naa ci. mais mbirum wàññi location crise loolu yëpp dafa nekk yuy am mais dafa am tamit leneen. muy lan le foncier Sénégal gis nga da ngay gis nit man damay liggéey salarié la te jigéen laa. damay jël prêt 20 ans. wala 15 ans location kër goo xam ne biir Dakar le mètre carré entre 200 000 250 000 ni la koy jaay. nga am ci benn 150 mètres carrés tabax ko. boo calculer en fait yow ñaata at mooy nekk sa retour sur investissement normalement bu nekkee bokkoo ci yenn bailleur yu xiif yi. di nga dem toute une vie dafa war a tegal fukki at. donc ça veut dire que ne fukki at ak lu tegal waruloo delluwaat sa xaalis boo defee moins de fukki at rek soit ça veut dire que ne yow. da ngay exagérer xam nga ci li ngay chargé ci location xam nga jaarale woo ko yoon. léegi nag donc boo basé woo ci loolu rek nga jox aussi locataire il faut que mu xam ay droit wam mais ay devoir am aussi. c'est vrai locataire yi li ma rendre compte man constat bi ma def mooy par exemple xamuñu li leen war ci kër gi ak lu war borom kër gi. lépp lu nekk ci biir mur. maanaam fuite d'eau bu amee ci biir mur yi nga xam ne dañ ko war a toj pour réparer ko borom kër gi moo ko war a def bu amee défaut borom kër gi moo ko war a def bu amee senn ndox boo xam ne day ñëw di dugg ci mur yi wala di wàcc ci biir kër gi di leen empêcher ñuy jouir ci kër gi borom kër gi daf ko war a def mais yaa xayti chasse d'eau bu yàqoo. te nga utiliser ko. locataire bi daf ko war a changer. c'est vrai boo dammee robinet. da nga ko war a changer. bu lampe brûlée bi da nga ko war a changer. dëgg la booy génn dañuy def état des lieux comme ni ngeen duggee bi ngay dugg. ni mu meloon booy génn ñu def ko. yeneen travaux yi ci des yépp nag yi nga xamante ne par exemple réparation structure la tabax bi loolu yow borom kër gi yaa koy jël. donc caution boobu ngay téye normalement li sëñ bi doon wax sànq dafa am yu bëri yoo xamante ne defatuñ ko gis nga borom kër gi waru sax lekk caution bi. ak da lay indil problème xam nga da lay indil problème parce que caution boobu da nga war a jël soit locataire bi ne moom mooy ut ay ouvrier am ñu defaral ko mais boobu da ngeen ci entendre da ngeen ci déggu qualité peinture bu dee dafa am ay dommage ci peinture ban qualité peinture la fay dellu bu dee robinet bi mu fa jëlee même qualité robinet la fa war a delloo lépp ngeen defaat ko de la même. très bien moom li muy wax lu am solo la xanaa booy génn kay booy dugg. ñu def état des lieux booy génn itam war nañu mën a xoolaat situation mooy am na ci ñoo xam ne nga delloo te li mu wax ci caution boobu noonu effectivement bu dee da nga delloo lépp mu mel na nga xam ne bi ngay dugg noonu la meloon borom kër gi daf lay restituer war mais am na ci ñoo xam ne booy dugg Eva deful état des lieux ñaare daf koy denc pour que boo dee génn mu am ay jafe-jafe chaise yu ñu war a sanitaire bu ñu war a defaraat ak yooyu moom mu defaral ko boppam bu desee mu ne li la nangam moo ci des lii la ngeen xool nu ngeen di def loolu muy wax merci beaucoup madame parce que d'abord dafa commencer wax ci foncier bi parce que aussi suuf si bu ñu waxee dëgg rek cher na fii ci Ndakaaru surtout te loolu yëpp day génn ci coût bi liy dugg ci tabax muy ciment muy fer yooyu yëpp ak béton ak qualité tabax bi dafa cher de telle sorte que nit ki bu tabaxee bëgg a amortir très rapidement day diis ci locataire bi. dëgg la elle l'a dit. voilà donc li am solo parce que bu fekkente ne da nga tabax kër dépenser ci xaalis bu bëri ne dama ko bëgg a amortir ci 5 ans wala ci 2 ans foofu locataire bi dina sonn trop te terewul bu fayee ba pare yaay moomaat sa kër ga ma nga fa parce que sànq tout le temps dañu naan. li dugg ci tabax dafa cher foncier bi dafa cher mais tey am na fi quartier yoo xam ne ay quartier yu yàgg la bañ koy luyee ba léegi entré nañ ci seeni fonds. dëgg la te tey la gën a cher. c'est la vérité. donc le problème est particulier. dëgg la bu fekkente ne état dafa jël décision ci côté boobu mën na ne ñi nga xam ne ñu ngi soog a tabax naa leen accompagner. loolu xel la. accompagner leen ba ñu rentrer dans leur fonds.
su ko defee nag ku ci fayul parce que maa ngi seetaan keroog vendredi jàkkaarloo Charles Faye di ko wax. ñu fëgg la fiscalité bu loo gën a cheral rek fisc bi gën a cher loo gën a wàññi ñu encouragé la mën nañ dem sax ba teggil la fiscalité mais loolu ci pays boo xam ne dafa am la main ci loyerm la. ci grand Charles ñu ngi koy nuyu. contrôler ko bu baax a baax a baax. mais bu fekkente ne yow amuloo maîtrise ci yan kër ñooy loué ñan ñooy loué il se posera même. Je parle au nom auprès de inspecteur Ban. Mais il y a même des problèmes de sécurité. nit ku gàddu matlaam ak ordinateur am ñëw dëkk ci kër ak ay nit. mais mën na génn guddi def naka su dul noonu dem yoonam. noonu lay demee sax. amul benn trace. noonu lay demee boo koy loué yow bu la fayee 1 an jéemoo sax xam kan la. gis nga bettuma la gi nga marché gi amoon na ay temps yi nga déggee marché. vol yi dafa bari. marché ñaan dañuy dajji appartement yi. fekk yow kii daaj sa appartement yéen a jàkkaarloo appartement. xam nga sooy seet doo ko calculer. waa ji tuxu si na. toog fi de 3 mois jékki-jékki yow nga dem weekend ak sa waa kër. ñëw ubbi sa caabi nga dugal sa caabi mu ubbeeku nga ñëw fekk lépp dem. fekk visa bi moo ko yow fekk say bagage mi ngi ci kër gi nga jàkkaarloo. waaw loolu il a fallu que gars yi def enquête def enquête. am na loo bëgg a doon ki jàkkaarloog yow kër mën na fi dëkk ay weer doo ko xam. immeuble bi woon fii nii ñaari immeuble appartement yi fa nekk yëpp 3e non 2e ak bi ci suuf yëpp ay yeneen xeet ñoo ko luye woon salle bu ci nekk 24 ordinateurs xaw ma 31 ordinateurs ñoo ci nekkoon. ñuy toj kër gi téye fa benn informaticien pendant 3 mois ñi dëkk ci biir kër gi xamuñu ne ñoom ñu ngi ci biir kër gi. ñaari nit ñoo ciy génn di jëndi lu ñu lekk ak lu ñu naan. di ñëwaat di duggaat ci biir kër gi ñun ñu dëkk ak ñoom te xamuñu ne ñu ngi ci biir kër gi. yaa fekkee sama biir kër. nga ni foo la dëkk Bamba Cendee la Faal mi ngi may dégg gendarmerie Ngor bii. waaw moo ñëw toj si ko ba pare naan ma lingeer ma ne ko waa mu ne mbaa yëgoon nga da ngay xëy rek ñu toj sa bopp ma ne ko kuy yëy ba yëy yaxu bukki xam ne yëy nga yaxu yëy kat tey ji nag laa xam ne nag dëkk naag lu ne. beneen problème bi mooy mën na dem sax ci problème de santé. ndax tey am na quartier yoo xam ne bugguma tudd quartier di stigmatiser. mais daanaka waañ sax dañ koy transformer néeg. dëgg la. bon bu ñu ko transformer néeg nga ñëw di ci tëdd. sa respiration du demee noonu. léeg-léeg nga gis salle boo xam ne dañuy xaajale rideau rek papa jeeg yaay ji tëdd fii. lu mat fukki xale tëdd am na quartier yoo xam ne sax dañuy relevanté. bu ñuy tëddee ba 2 heures du matin wala 3 heures du matin génn. ñeneen ñëw dugg tëdd. moo tax jamono bi ñu confiné tamit. da nga doon réfléchir nga ni est-ce que confinement bi am na ñu mu arrangé. am na ñoo xam ne ci balcon yeeg couloir yi. am na ñoo xam ne c'est que confinement bi. soo gisee ñu demoon ba nga xam ne booy dañoo jékki-jékki génn ci mbedd bi. c'est parce que Dakar nit ñi xajuñu ci kër yi. ndax di nga jaboot ba sa jaboot dem feneen di nelaw guddi gi bëccëg bi mu ñibbi si kër yaayam ndax góor ñi am na ci quartier yoo xam ne góor ñi dañuy doxi guddi gi jigéen ñi tëdd su si 8 heures jotee booy góor ñi ñëw tëdd si jigéen ñi xëy dem am na fi nit ñi problème d'éducation bu doy waar la bu doy waar tey boo amee doom parce que dafa am exiguïté ci kër gi mënut a tëdd mu génn dem xamoo ci lu mu nekk ci guddi gi léegi yow boo ko yaree bëccëg gi xëy na guddi gi yaa ngi koy perte donc am na yu nga xam ne dafa nekk ay problème connexe ci mbiru loyer dëgg la te duñ koy soulever souvent sànq maa ngi wax problème économique tey nit ñi investiratuñ ci benn structure wala entreprise wala société boo xam ne day recruter ay nit ñuy liggéey dama naan je préfère ma tabax sama kër doo ko jox mu lekk doo fay taxe doo fay dara te bu weer dee nga jël sa xaalis toog jàpp sa njàmbur am na jeunes yoo xam ne tey ñemewuñoo takk jabar parce que fu ñu koy dugal benn néeg rek 80 000 donc blocage yi dafa bëri école ñaata école ñoo tëj ci pandémie bi dëgg la parce que tout simplement nit ñi fayatuñ amatuñ lu ñu fayee fayuñu kër fayuñu école donc problème bi dafa bëri état des lieux bi sànq wax nañ ko bala ngay dugg ci kër borom kër gi dafa war a ànd ak yow bu baax ne la lampe bii gis nga ko ni ma ko defaree nga ne ko waaw mu bind porte yi gis nga ni mu mel ngeen bind état des lieux contradictoire la boo pare jox locataire bi benn këyit yow nga téye benn këyit locataire bi bu demee bay génn dañuy ñëwaat ñu defaat état des lieux pour mu génn donc dafa am avant pendant et après avant mooy pendant bi soxna si taxaw na ci léegi Sall waaw nee na ki nga xam ne mooy bailleur ak ki nga xam ne mooy locataire bi xamul ne étanchéité yi defe na bailleur bi moo koy dindi robinet bi nga xam ne yaa ko utiliser ba mu yàqu
yow yaa ko war a defaral sa bopp loolu bëggoon nañ nga taxaw ci tuuti parce que ñi mel ni Eva du ñu xam dañ naan dama fi dëkk robinet bi yàqu na nga def fa 5 ans ne benn Ousseyn ñëwal nga defar. d'ailleurs am na koo xam ne sax bi benn jour ci rajo laa doon xaw ma RFM la xaw ma dañ ne woon biiru fosse bu fees. parce que dafa am kër yoo xam ne presque chaque mois. wala chaque 2 mois ñu nga ci fosse. bon ñu ne ma léegi fosse bu feesee kan est-ce que du borom kër gi. ka fa tuur dugub ji kay moom borom kër gi. léegi bi ma waxee loolu yow mi tuur dugub ji foofu kay yaay tonni dugub. waa ji da ci doon mais borom kër gi du tonni dugub. donc les grands travaux yi non day nécessité ay am na yoo xam ne transformation laaj ko yàq xel la. voilà mais am na ñoo xam ne bu lamp lakkee sax ñu woo borom kër gi. léegi yow mi ko lakk ma. voilà waay côté boobu aussi locataires yi il faut ñu xam loolu li nga xam ne bi ngay ñëw fekk nga ko ci état bu baax. soo ko utiliser ba mu usé. waaw da nga koo war a defaraat. parce que yaa ko utiliser. mais bu fekkee ne toj mur la. wala loo xamante ni nii grand travaux la. loolu borom kër gi nga koy wax. borom force bee may rey waay. waaw parce que bi ma ko waxee. non bi ma ko waxee daf ci am ku daan xuloog waa kër ga. waaw parce que waa kër gi ñoom ñëpp dañ dajaloo woon immeuble la. ne ko ñun duñ ngacc foos. waa ji ne leen yéen a ko war a ngacc. te locataire la de. waaw bi ma ko waxee bu woo ma ne ma jërëjëf jubale nga ma ak samay dëkkandoo parce que dañ maa mere woon. waaw parce que dama leen daan wax foos bi ñoo ko nar a ngacc. ñoom ñu ne ma duñ ko ngacc. ba mere ma ne ma dangaa seytaane borom kër gi. donc da doon poser problème. donc li mu wax dëgg la information bi. dafa manqué lu bare bare man yéen ñii sax xaawi sa sutura la. voilà vraiment. ci côté locataire yi. ñu ngi lay déglu donc il faut que ñu sensibiliser leen. ñu xam seen àq ak seen yelleef. waaw de telle sorte que bu fekkente ne jotati nañ yenn këyit yi. waaw ñu mën koo lire jàngalu ko. maa ngi joxe benn exemple boo xam ne benn paa boo xam ne ndeysaan bët yi baaxul woon mënul woon a lire. agence bi dafa ñëw bindal ko këyit ne ko accepté nga ne di nga génn te doo ñu topp dara. léegi ne ko signé paa bi signé. jarbaatam bu jàng moo ñu woo ñun ñu dem fekk paa bi ak soxnaam ndeysaan jël bagage yi ci digg kër gi di waaj a génn. ma ne ko waa lu xew mu ne ma am na ñu ñeme man de dañ ne ma naa génn. agence yi la am na ñu ñeme ñàll benn agent de recouvrement agence bi ñëw wan ma këyit bi ne ma paa bi moo ko signé. paa bi ne man mënumaa lire samay bët baaxul dañ ma signal rek ma signé. wallaay noonu lañ mujj di xeex ak ñoom ba ñu bàyyiwaat fa paa bi. waaw parce que bu ñu demee ci yoon ñoom loolu ñu def rek. yoon daan na leen mais li amoon li ca gënoon a doy waar. mooy dañu gisoon un mieux-disant. qui attendait bu ñu gisee koo xamante ni nii lim leen proposé. waaw am na ñoo xam ne dañ naan la génneel mami. parce que li mami di fay man mën naa fay lu ko ëpp. dëgg la su ko defee yow da ngay attaqué mami tappaas ko. su coow amee rek bu la fayee doo ko jël. pour pousser ko à un défaut de paiement. et il faut nga wax mami ne fay boobu ngay fay te itam jëlu ko war nga dem ci huissier. mais xam nga soxna Eva problème bi lan la. tey su may fay am difficulté pour fay. wala jaarale ko poste sax defe naa. mais léegi-léegi le problème mooy. su ma demee ci huissier damay fay loolu la ñuy wax. comment encore comment encore. j'oublie xëy na dina ñëw. mais bu fekkente ne dem nga déposer ko ci huissier bi. huissier bi da koy téye woo borom kër gi ne ko mami kat déposé na fi sa xaalis bu ko jëliwul bis bu ñu demee ci juge bi danaan ko mami fayoon na à temps yow yaa ko jëlul. mais le problème mooy. bu fekkee mami amul moyen wu fay acte. vraiment loolu laa la doon bëgg parce que tey da ngay ñëw acte huissier. ay 20 et quelques mille 30 000. booy fay néegu 30 000 war a fayaat huissier 30 000. souvent dafay poser problème. donc le problème est entier à ce niveau là. beneen bi mooy bu fekkente ne da nga bëgg génne nit doo ñëw rek ne ko tey da ngay génn bërki démb dañu ñëw benn femme wooñu waa ji dafa luyeel yaayam ak sœuram agence bi ànd ak ay bras armés ñëw ne ko ay huissier lañ dañoo bëgg nga génne ko maire bi teg bagage yi ci biti amul fu mu dem parce que yoon boo gisee muy prévoir loolu soo ñëwee bett nit ki ne ko da nga koy génne fan la jëm moom njabootam fu mu jëm ak ay bagage am surtout ci nawet bi d'ailleurs am na loi yoo xam ne sax dañuy interdire ku génne nit ci biir nawet ma fàttali ne waxal ci ñiy ñëw sa kër changer sa serrure bunt
jiin leen am ñoo xam ne bañ la dalee ne nga génn la ñuy naqaral sa àdduna maa ngi ko dégg mais man gis naa ci koo xam ne di xeex ak yow boo nooyee amuloo droit nooyi boo sañsee mu rafet et puis gis nga nañ ko wax tuuti gis nga jigéen tam bu la luwee c'est compliqué léeg-léeg góor yi sax ñoo tane parce que jigéen bi doo bëgg ma rafet doo bëgg ma defar la bëgg a xamal ci fin émission bi laa lay way ne immeuble yaa ngi toj de ñun xam nañu lu xew Dakar de am na ñoo xam ne waaw boo sañsee takk sa bijoux bu ndaw mu mere la ne man ko luwe fayu bu la diriyanke seet takk lunette mu ne ni ma soofee xëccug diriyankeem gi su fekkee jëkkëram moom kër gi bu fekkee jëkkëram moom kër gi nag yàlla boo def sa Ayda Njaay Penda Mbay def sa marinière bu gàtt wàcc daagu ci escalier mu ne nangukatu jëkkër waaye tam léeg-léeg nga mel ni Eva Tra bëgg a jaay jomba ñaaw te fa nga dëkk fayuloo ko loolu tam yaa ngi naqaral xolu ki nga xam ne moo la luwee aussi yëf bi daal bu dee pom la nii lañ koy def rek sedd ku ne cëram dëgg la beneen bi mooy moyen de pression yi nga xam ne nanu jëlal ki ci ligne bi Sall. allo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. mbokk mi yow rek la ñuy déglu ci wareef. waaw soxna Eva ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi leen di fay bu baax a baax. maa ngi nuyu Ndoye Bane ak Mami. ñu ngi lay fay bu baax. di nuyu waale seen invité bi. monsieur Sall. ñu ngi lay fay. man agence laa yor juste maa ngi présenté wu d'abord. d'accord. maa ngi nekk fii Pikine. donc juste ki ngeen invité laa bëggoon xam moom bailleur la ou bien wala moom locataire la. association des lan. des locataires des locataires. association des locataires ah. waaw moom la yore waaw. voilà moom mooy seen président ci émission bi. ci par rapport entre le bailleur et le locataire ah. voilà donc nga gis ni problème bi. dafa nekk ci locataire yi nekk ci bailleur bi. ak ci agence donc seetaanuma juste nag ci commencement wu émission bi. donc ba ma mën a xam fan ngeen débuté donc mais juste man li gën a am importance laay wax parce que boo xoolee ci wàllu loi dañoo favoriser locataires yi ba nga xamante ni donc propriétaires yi les bailleurs ci boppam ñoom dañuy mujj gi à la fin dañuy am problème ci wàllu justice. donc dès les premières choses locataire bi ci boppam moom moo njëkk a respecté wul maanaam ay xamul ay droit am. donc d'une part aussi tamit dafa respecté wul donc li nga xamante ne moom lay yor souvent. donc waxuma nag pour critiquer en tant que agence. donc juste rek pour wane ni locataires yi ci boppam. dafay am souvent ñi nga xamante ne bu ñuy dugg li ñu lay gëmloo par rapport ak liy am. voilà donc am na ci ñi nga xamante ne dinañ jël benn appartement ou bien d'une maison bi nga xamante ne tey dalay leer ni seen salaire yeggul foofu. dëgg la donc mais ci biir loolu. donc y a des agences yi nga xamante ne ñoom dinañ laajte les dernières ñoom yi seen bulletin de salaire 3 derniers bulletins de salaire yi ñuy am pour ñu mën a xam donc naka la ñuy leen di luwewee. mais loolu agence bi am na droit laaj ko dafa am li nga xamante ne mooy banlieue ak biir ville. donc dafay am différence. peut-être ñi nekk ville dinañ ko respecter parce que boo jëlee appartement bu 300000 wala nga jël d'une maison bi nga xamante ne c'est 500000 francs donc kooku dina neex a xam maanaam kii ci yan anam nga koy teg di nga ko teg ci ay conditions. par rapport ak fii banlieue bi da ngay gis koo xamante ne 20000 la day fay auparavant léegi mu ngi fay 14200 respecté wuñu sax duñu fay au premier du le premier au le 5. donc yow mi sa bopp boo toogee sa bureau di xaar pour ñu ñëw fay si duñ la ñëw fay après finalement ñu hors de délai la ñuy ñëw di fay si. dëgg la bare na. donc nga gis benn côté tamit ci wàllum justice bi ma ñëwoon sànq ci ba may débuté donc da ngay fexe da ngay assigné da ngay def commandement d'assignation dox locataire bi fekk locataire bi yaa ngi ko toog 3 mois ou 4 mois Ndoye Bane dama bëgg yow it nga def ci intervention ci point bi may wax nii. parce que bon man dama la yàgg suivre Ndoye Bane ngay def ay enquête côté boobu bëgg naa nga def ci enquête bu baax. Inch'Allah parce que da ngay louer locataire mu amee le 3 mois arrière nga yóbbu ko au niveau de justice au niveau de tribunal bon mu am foofu 3 mois de arrière donc nga dem ci huissier bi da koy minimum da koy jox un délai de 30 jours ci commandement assignation. donc nga dem man li ma la bëgg a laaj mooy bu ñu renvoyé peut-être dina nekk 1 semaine ou 2 semaines. imagine toi que ni nombre de jours yooyu wala nombre de semaines yooyu noonu
bu ñu rapporté donc le jour de juge bi. allo. waaw maa ngi lay dégg ñu ngi lay déglu. c'est que ñu ngi koy déglu moom c'est que gis nga laajum bulletin de salaire boobu. dañ ko commencé romandaat mi ngi ñëw te agence yëpp ci loolu lañ jëmi mais est-ce que tey ji su boobaa. locataire bi am na droit mais faut pas oublier que nit ki mun na defar benn bulletin bu fictif boo xam ne daf ko defar nii rek ñëw jox la ko. xam nga Sénégal la nekk mën nga ko vérifier soo indee bulletin de salaire def ci Futurs Médias ñoom agence bi su fekkee ko mel ni Ndoye Bane su yoree mën na vérifier est-ce que lii nii kii nii fa lay liggéey. est-ce que et encore ma dolli ci nit ki dana am bulletin de salaire nekk cadre nekk de mauvaise foi. waaw d'accord affaire fay ci xol la nit ki daal gis nañ fi ba tàyyi ay cadre yu mag yoo xam ne du ñu fay loyer. te terew leen nelaw sax. xam nga nit ki dana ñàkk fay mu jaaxal ko. mu jot assignation mu tiit mu jot leneen ak leneen jaaxle mais am na ñoo xam ne il reste zen et de marbre. c'est que soog ci li ñu toog du ñu fay élément. problème bi léeg-léeg góorgóorlu bay tane. fu agence amee droit laaj. waaw. bulletin de salaire. man mi nga may loué man am naa droit laaj la yow est-ce que yow yaa ngi ci norme est-ce que li la état bi wax lépp est-ce que yaa ngi fay impôt yaa ngi fay est-ce que yow soo téye en règle. mais agence bi est-ce que nekk na en règle. xam nga wan ma ay këyit yu wane ne yow yaa ngi fay impôt yaa ngi fay sa droit yëpp soo ma laajee sama bulletin de salaire. parce que bulletin de salaire bii nii soo ko joxee agence boo xam ne Mami Diop a ko yor bulletin de salaire ba après di nga ko mujj gis te jaaykatu caafu mu ji la mos. problème yi muy indi mooy bu fekkente ne tey par exemple ñuy nëbb la fii Futurs Médias. parce que salaire parfois sax nga dëkk ak nit du xam sa salaire ngay liggéey ak nit du xam sa salaire. mun nañ la déclarer 10 000 francs fekk yaa ngi yor 100 000 francs. salaire ba xam nga bulletin ba dem ba génn ci biti. wax ja siiw ñu ne Ndoye Bane temps lay fayee ko. dem banque sax léeg-léeg nga fekk sa bopp ci biti. man damay défier quiconque mu ne ma loi bi fii lañ bind ne dañoo war a laaj bulletin de salaire. peut-être en France ak yooyu. peut-être am na fa mais fii moom amu fi binduñ ko ci loi bi te loi bi luñ ci bindul. autorisé wuñ ko. léegi nag dans le principe yow pour xool ndax nit ki il est solvable wala déet. mën nga ko laaj. mais même loolu li nga wax sànq. defal enquête nit ki mën na non même bu fekkente ne déposé naa samay bulletin de salaire. mais mën naa nekk un mauvais payeur. xam nga dafa am benn mag bu daan wax ma xaw a toppandoo soxna Mami nee na nit ki bu ñëwee di ut liggéey déposer sa société CVM jikko duñ ko bind ci CV sama jikko nii la mel du ma ko bind ci CV donc ni mu amee ay locataires yu doy waar noonu la amee ay borom kër yu doy waar yow mooy par exemple yéen seen association bu mel nii nak ngeen mën a defee nekk faire face ak bailleurs yi parce que bailleurs yi tamit du ñu ndaw de am na ñu ma ciy tëkku sax ci wàllu baatin mënul la dara naan la maa la ëpp doole te foo dugg plateau télé boo dem man mën naa fay ñëw jënd ku ñuy fay jënd publicité wax li ma bëgg a wax parce que tout simplement dañu amoon confrontation waaw liñ bëggoon a def loo locataire bi loolu lañ nanguwul ñu yóbbu ko ci yoon mais fi nga toog fii sax ñun insha allah daañ fi dalal bailleur nañ association am nañ waaw mais seen président des bailleurs war nañ leen woon la si ginnaaw am na ci ku ma demal RFM ci émission Ablaye Cissé bi après ñoom dinañ fi invité bailleurs yi justement invité fii ñi agence Dieng ba Seydou Ba dina leen fi woo inshallah affaire bi fépp la sooxe dëgg la xoolal mënulul la dara fii koo fi ñëpp yaakaar yàlla lañu yaakaar fii kenn mënulul kenn dara koo fi tëkku mu tiit da ngaa gëmul suñu borom ma xam lan mooy problème bi les Sénégalais sont fatigués location bi dafa cher bailleurs yi lu leen neex la ñuy def agence yi ci boppam ñooy escroquer population bi. léegi il faut le dire. léegi nag ma rey man ki ñu ndey parce que li mu bëgg a wax mooy les agence a ngi lijjanti ak locataire bi yoo xam ne bailleur bi yàlla xam na ne yëgul na dañ ko wax aussi ca kaw am na ay bailleurs yu baax bailleurs yi moom am na ñu baax ñoo xam ne wax dëgg yàlla dañuy wàññi sax seen location gis naa bailleur boo xam ne derkale su tabaski ak Korité jotee du fayeku kenn mais Ndoye Bane plus am na bailleur yoo xam ne bi ñu saisiré Mbour ci Covid bi ñi nekk dans le secteur hôtelier mais borom kër gi dañu ñëw ne ko kat ñun suñu liggéey yàqu na mooy ñi nekk Mbour dëgg la mu ne leen léegi lan ngeen bëgg mu ne ko locataires yi ne ko dañoo bëggoon nga wàññi ñu parce que suñu liggéey demeetul noonu ñu ngi ñuy fay à hauteur de 70% ñi ci des ñu ngi en chômage technique wàññi ñu jusqu'à hauteur de 75% borom kër gi ne leen def naa ko 50%. kooku xam nga patriote la kooku nit la jaamukatu yàlla la patriote la am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk ci kër di fa loué dem nañ bay tuddanteeg doom ak borom kër ga di ay lontoo ak jabaru borom kër ga donc am na yoo nga xam ne c'est sénégalais
am na yoo xam ne buñ ko dugal ci suñu biir. dëgg la loi mu ngi fi ku nekk daf ko war a respecter mais am na foo xam ne waruloo fa egg ak sa moroom. li ma ciy teg mooy def loo mën wax loo mën tëdd nelaw. bu doon wax naa ko sànq ca njalbeen madame Ndour ak ñuy dégg dina ree pomme la nañ ko xaaj ñaar. booy luwe na nga luwe loo xam ne mën nga koo fay. ndéem la nga mën a fay sax la nattu di fekk. sàkkatuma nga bëgg a loué pour mami gis fi nga dëkk. nanu waxante dëgg kaa boobu tam. baan dinaa ci ñëw dafa bëri. dafa am. nit a ngi jéegu ba kontaan dem loué foo xam ne du ko fay. effectivement même boo faytu ñu génne la xam nga la Wally Seck waxoon rek xam nga ki nattu dal fayul. neex na supporter. mais ka nga xam ne li muy jël xam na ne ba mu koy jël mënu koo fay. mais Eva kooku la nga waxoon rek xam nga yaa ko fi waxoon nee nga woon nit am na fu muy yegg. bu ñu koy yedd nañ ko yóbbu parce que cas benn yor hôpital la ko war a régler. xam nga Wally Seck daf ne woon Sénégal mbaa nag néegub lu yaa sa yam boo fayul ñu ne la mën la ci biti. dafa am loo xamante ne jigul say bagage. am na ñu nekk ci ka immeuble bi te fayuñu ke ngeen génnewu leen. waaw parce que am na jeeg yoo xam ne seen wujj yaa ngi ci biir immeuble bi. waaw dañoo yor ñu ngi quatrième wala ñu deuxième wala ñu troisième ña nga fa borom kër gaa nga fa te fayuñu dara. mës nañ ci am cas bu mel waay si ngeen waxal kaa Sall gis nga boo yoree nu nux na nax neexu borom kër gi bu la neexee dëkk te doo fay ndax danga waroon na luyee jël bu amee immeuble dëkkal la ci jéeg yu ci bare xam nga tax ki ñu luyee ci biir kër gi duñ ko may jàmm parce que jàpp nañ ne seen jëkkër dafa jël bëtam teg ko ci moom da fekk ne boo demee ku jigéen ki tàllu sax seen jëkkër waaw mais des fois da ko ciy teg nag monsieur Sall ñu bari ngi ci immeuble xam nga lu ñu koy tëjee dañ lay jox kàddu gi te di la wax ni la bu nu la luwee ci kër ba nga nekk wujju borom kër bu jigéen bi te dégguloo alxayri perte nga ndax la ko fa bàyyiwu la fa jamono bu neexee borom këram mu waay perto dara doo fay ginnaaw bu ma waaw leen gërëm la too fay too la rek perto gërëm soxna mami mi rokkaan ñu ngi lay gërëm bu baax mi andul tee sa xarit mais li may tëjee rek mooy na ku nekk def wareefam émission wareef bu ko locataire bi defee borom kër gi def ko agence bi def ko coow du am état bi na jël secteur bi en main. ñun koy tijji nañu tant que ñu ngi bàyyi locataire bi ak borom kër gi di contracter librement day am risque d'abus mooy ki gën a fort de part et d'autre day imposer ki gën a am doole donc na ko état bi jël en main xool naka la koy organiser. très bien de telle sorte que secteur bi dina mën a jaar ci yoon mais nii ñu ko defee nii mu désorganiser lu neex waay def. bu jooy rek a ci am. agence baa ngi ci diggante bi seen diggante. waaw mais xam nga agence bi fi mu nekk nii. maîtriser lay xool. état maîtriser wu ko. très bien parce que tey man bu ma ubbee sama agence di def li ma neex di contracter ki ma neex. merci la may def. état yoonam nekku ci. jërëjëf Sall donc na ko état organisé waat. di nga fi dikkaat président wu bailleur yi bëgg naa. président de bailleur su ma génnee léegi dinaa ko ma leen bu baax mami li ngeen ma bàyyi la nga tàggatoo balaa may dem ci luy baax Eva Tra mi ngi remercier bu baax a baax Néné Sapour Tall ma nga ca Amérique Bamana Couture yéen itam jërë ngeen jëf macha allah ñaw bi rafet na lool. Néné ni ngeen di daggee cuub moo ma neex ku bëgg cuub bi nekk Amérique demal ca Néné Sapour Tall boo ko bëggee nekk Sénégal ñëwal itam Bamana bu soobee yàlla dinañu xam ni ñuy def ak yow 77 la 321 08 74 77 321 08 74 li ngeen. wallaay comme li mu wax ne que ne état bi ci boppam sax maîtriser wul agence yi. noonu la melee comme ci courtier yeeg ci ñeneen. da ngay gis ñoo xam ne dañuy xëy toog ci benn grand place ku romb ñu ne la immeuble bi su paree maa ko yor kiiw visite bi 2000 francs la ñi naan 4000 ñi naan 3000. ci la ñuy xëy di ratt ba ngoon jot. te kër googu ñoom xamuñu sax borom kër gi xamuñu sax kañ lay pare. boo demee sax kër googu moo mën a maase bañ ko tàmbalee tey nga joxe ci say 2000 ñu nekk joxe seen 2000 mbir mi ci laxasu daal bari na lool bu la jigéen luyee ngay bëgg a dee ndax day jël def la wujjam boo wàccee fauteuil yu bees mu mer boo wàccee leneen mu mer bu la góor luyee jabarama ngay xool ba xam ndax yaa ngi koy rogo jeeru wala déet yàlla nañu yàlla may kër yu ñu moomal suñu bopp ndax kuy dox ku nekk kër nga bëggal sa bopp moom nga bëgg a moom tey nag Eva damay wax joyeux anniversaire ki ma koy wax sama doom la Serigne Soye bu Mbàkke moom Cheikh Moutada moom Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ak ajaratu Kinni Bey mu baax ma di ko wax ne ko Serigne Soye bu dundal ba énervé balay sa nekk sama doom rek doy na waaye boo ci boolee bëgg ma wax dëgg yàlla bëgg sama njaboot loolu damay neex lool waaye di ko wax Khadijatou Dem itam madame Ñaa di ko wax joyeux anniversaire Nasra Fall sama bosu bopp fële ci Espagne yow itam dundal ba énervé ak mboolem koo xamante ne natif nga tey ci journée bii nga xamante ne tey di la 15 yaakaar naa ne
soxna Buri aaw kor aaw képp ku ci anniversaire rek ñu ngi lay wax joyeux anniversaire dagg leen gâteau yi di waajal nag anniversaire u sama Cheikh Ibrahima sama caatu góor moomu war a am 1 an le 23 ñaanalal leen ma ko mu gudd fan lool damay remercier président sunu président bi man maa ngi ci association bi ba pare nag ma bind ba pare fal ma poste parce que li ñuy waxtaan lépp max lan la Sénégal nit ñi dañoo sonn location bi dafa cher mi ngi dem ba fi mu nii nit ñi ñu ngi koy fay mais fayuñu ko ak xol bu sedd parce que dafa cher dañ koy fay pour bañ a tëdd ci biti dañ koy fay pour suturaal seen bopp dëgg la nit nag da ngay def loo mën problème bi nag fi mu nekk mooy état bi la ñoo seetaan askan wi ba nit ñi di def lu leen neex agence yi di def lu leen neex agence yi ci normal di liggéey normal bariwuñu ko agence buñ ci audité dinañ la arrêté borom kër yi tamit jël seen kër yi bàyyi kook agence ñuy rey askan wi du ñëpp nag mais ñi nga xam ne ñu ngi ci teg ñu jaar yoon bariwuñu grosso modo daal loolu suñ ko boolee mooy askan wi ci boppam sonn nañ lool ci location bi ci état bi war na leen cee jàppale état bi war na leen ci jàppale kon bokk waree fa ngi nii la koy defee ak yéen jëm ci ñaari semaine ñu waxtaanee li nga xam ne mooy location bi nu mu chéré gis nañ ñi nga xam ne itam ñu ngi ci mbënd mi amaan na sax am na partie yoo xam ne buñ fa bëggoon dëkk duñ fa mën a dëkk ndax seen doole tolluwul foofu moo waral ñu dem dëkk ci diwaan yoo xam ne ay jafe-jafe moo leen ci mujje fekk Evatra dafa bëgg rotonde bijouterie moo tax mi ngi leen di remercier bu baax a baax di souhaiter joyeux anniversaire à Buri Aw Kor Aw sunu sœur sunu xarit sunu belle sœur yal na ko yàlla defal jàmm Mia Ndour yow ak sa équipe yëpp ñu ngi leen di remercier képp ku toogoon di nu seetaan dañ lay wax jërëjëf te bëgg rek waxtaan bi incha allah ku ci nekk ci ñun jëlee ci njëriñ lu dul baax ko gën ndax baax a noppale jox nañ leen rendez-vous suba ci kàttanu sunu borom.